ci agression bu may tudd nii ak tamit agression bu ñuy teg nii ci kaw démocratie wu Sénégal te coalition conférence des leaders yëkkati seen kaddu jaarale ko ci Khalifa Ababacar Sall ak ci Ousmane Sonko di leen di gërëm di leen di sant di gërëm tamit di sant bu baax a baax sénégalais yi nekk fii biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ci seen soutien ci seen ay message ci seen ay encouragement lii conférence de presse bi lu ko waral mooy caaxaan bu ñu fi woote mooy nguuru président Macky Sall ne dañuy woote tribunal mercredi le 10 novembre ne dañ may àtte ci xeex bu fi amoon fii ci buntu mairie bi 10 ans ci ginnaaw 10 ans laa wax ci ginnaaw loolu ci 2011 la woon ngeen may ma rek ma xaw a delluwaat tuuti ci ginnaaw parce que ñu bëri dañuy wax ci dossier bi te luñ ci wax xam nañu ci lu bëri parce que xaw na yàgg donc ñu bëri sax dañuy dem sax ba fàtte lu bëri ci dossier bi daanaka xew-xew bi bu muy am dañ doon xeex 3e mandat ñu ne 3e mandat du fi am justice bi def leen neex nguur bu fi nekkoon ñu jox leen 3e mandat mu am fi lu toll ci 17 sénégalais yi fi ñàkk seen bakkan 17 ci lan ci 3e mandat dañ ko fiy tere ñu fi nekkoon forcé justice bi jàppale leen ci loolu ba 3e mandat bi am wante ku fi nekkoon jamono boobu comme président moom daanaka mën nañ ko contre wante garmi la woon parce que moom mayoon na ku nekk mu mën a nekk candidat ci élection yi moom tamit mayoon na tamit ku nekk ci élection yi nga mën a jot ci sa carte électeur moom tamit mu nangu lu ngeen xam ne ni mooy règle élémentaire u élection ñu dem élection mu perte dem yoonam président Macky Sall laata loolu am ñëw na toog suma kër def conférence de presse ànd si ak suma wajur bu góor lu mu waxoon Sénégal ñëpp ko déggoon mu ne Barthélémy Dias dañ ko jaay doole mu ne Barthélémy Dias dañ ko tooñ mu ne Barthélémy Dias dañu bëggoon jël bakkanam mu ne Barthélémy Dias dafa défendre mu ne état du Sénégal ñoom ñooy responsable wax na sax ba wax ay waxu mercenaire mu ne mercenaire mooy Samba Boy buy nangu def ñaawteef ci kaw ñu jox ko ay koppar ñun dañ leen di woy ay nervi loolu bu muy am man maa yoon ci kaso bi élection passée Macky Sall fekk ma ci kaso bi dugal ma ci liste député ma ànd ak moom ci liggéey bi ñuy liggéey suma mandat naroon nekk mandat wu juróomi at ñu dawal ñetti at man ma bokk ci parti socialiste ma bokk ci ñu waxoon ci parti socialiste PS dafa nar a am candidat te suñu candidat mooy Khalifa Ababacar Sall wax jooju nag loolu nag moom mooy indil torof yépp ñu may dugg tey ñu daal jàpp dossier bi te de indil Barth yóbbul Barth indil Barth yóbbul Barth ñu ne dañuy yëkkati suma immunité parlementaire ma leen waa yéen wala ngeen di wax waxu immunité parlementaire da ngeen ma laaj man mi man maa ne dama bëgg ñu àtte ma kon man waxu immunité parlementaire waxuma waxu immunité parlementaire archive yi ñu ngi fi ma dem assemblée nationale président Moustapha Niass na ma dañ lay déglu ma ne ko président yow suma wóojur nga soxlawul ñu may déglu parce que xeex bi bu muy am nekk gu ma woon député kon man immunité bi soxlawuma ko dama bëgg ñu lever suma immunité sans aucun débat noonu la mbir bi tëddee ñu dem tribunal gars yi dañ may àtte ñu àtte ma ñu ne man dañ may daan ñaari atu kaso te ci ñaari at yi dañ may tëj juróom benn weer fekk nag juróom benn weer jooju tëdd naa ko ba pare kon su ma neexoon sax su ma benn avocat ne ma soxlawoo appel parce que soo gisee
luñ la condamné loolu meurtre amu ci crime amu ci kon loolu mënu la tere nga bokk élection ma ne ko déet day yomb ma ne ko man mënu ma nangu ñu may tëj benn fanu kaso même ak sursis dañ ma tooñ ma ne ko nag balaa may dee ñu ne ma dañ may naa fay 25 millions njabootu waa jooju te mu nekkoon nervi Macky Sall di ko woy mercenaire nervi yooyu tey ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di song Ousmane Sonko di song Guy Marius Sagna mois de mars lu toll ci 14 sénégalais ñàkk seen bakkan ci réew mi ñu gis fi ay nit du ñu ay policier du ñu ay gendarme ay ponklu nit yor seen ay fetel di dox ci mbedd yi di dugg ci ay kër di boom ay doomu aadama ñëpp ko fi gis tout le monde 14 sénégalais ñoo fi ñàkk seen bakkan procureur de la république nee na dafa gumba moom nee na moom mënutul gis ministre de la justice nee na moom dafa gumba dafa tëx loolu moo fi am ñoom nag 10 ans ñu ngi may toog ci benn laa wax benn nervi bu fi ñàkk bakkanam ci lan ci ñaawteef wante 14 sénégalais yu ñàkk seen bakkan ñu boom leen ci mbedd bi kooku moom daanaka soxlul sax ñu ciy wax ñu ci débat parce que dossier amul procès amul enquête amul te dégg ngeen président Macky Sall wax na leen ko jam ñaajoo dina leen lu fi amoon mois de mars xawma lan du fi amati dama ne su la jinnee pese defaatal lu ko defoon mars rek nga xool lu fi amati dama ne dossier bii bañ may àtte ma jàpp ni lu ma daan du dëgg du yoon ma appel ñu jël appel bi ne dañ may jugé appel bi moom bañ may woowee cour d'appel ba tey dañuy renvoi di renvoi lu tax ma dinaa ci wax parce que kilifa bu waxul dëgg wala kilifa bu wax dëgg bu dëppwul ak dëgg bu wax dëgg yàlla xaw ma nuñ lay woowee ci wolof wante ci tubaab daal tubaab moom la ñu nam te damay bañ a wax bu ñagas wante ku fi toog nga ne yow Barthélémy Diaz depuis le 7 juillet xamoon na que le 10 novembre dañ koy woo tribunal wax boobu wax jooju dëppawul ak dëgg mooy lu tubaab di woy mensonge yéen waa presse bi am ngeen internet yomb na vérifier am ngeen Google yomb na vérifier na ngeen dem ngeen tapé le 8 octobre 2020 ngeen xool le 8 octobre 2020 dañ maa renvoyé au 18 octobre 2020 ma ñëw 18 octobre 2020 juge bi bëggoon ko renvoyé ay décembre noonu ay janvier ma ne ko sëriñ bi mu ne ma naam ngeen may ma nag ma nuyu ko sargal ko ñu ngi tudd Serigne Bara Gueye parce que may na ma lu ngeen xam ne ni mënoon na lank bañ ne du ma ko jox dama koy nag maa bëgg a woo ci mois de décembre day am feetu Noël man catholique la xam nga bëgg a woo jullit nga ne ko ëllëg mooy tabaski kooku daanaka da nga koy teg problème parce que yeneen problème lay am mu nangul ma ko ñuy wax waxu ay début janvier du ma ko fàtte parce que joxoon na date 8 janvier ma ne ko 8 janvier bi du ma arrangé parce que 8 janvier bi suma anniversaire bu papa la te man suma kër daanaka ñun ay gourmet lañu ñun anniversaire ñun daanaka ñun moom daanaka dañuy ngénte rek di dem du ma sa jeex ñuy wax di wax mu ne ma ban date moo lay arrangé ma ne ko monsieur le juge ma ne ko man damay dem Canada ma yoroon suma ay këyit ak yëpp ma ne ko damay dem ci benn école bu ñuy wooyee York University bu nekk Toronto suma inscription bi nii damaa ngi def defi benn master moo bëggoon nga may ma dem ba mu pare suma master ma ñibbisi ba may dem sax ba may ñibbisi mi ngi tombé ak affaire du Covid bi ngeen dem ngeen tapé internet le 5 mai 2021 dañu dem tribunal ñu toog tribunal le 5 mai 2021 ñëpp a ngi toog wante ñëpp bi man kese la ak papu xale bi amul benn neex bi amul kenn kuy bàyyeekoo ci parti bu fi nekkoon ci jamono boobu amul benn commanditaire man nekk fa nekk ñu nekk di wax ñu ne non dossier bi mënuñu ko àtte parce que fii nerf yi newuñu fi parti yëpp newuñu fi nañ ko dàq ñu nekkoon nañ ko dàq au 7 juillet 2021 ñëpp toog ci salle bi ñëpp d'accord le 7 juillet man le 7 juillet ma dem tribunal ma ñëw dugg toog 8h30 maa ngi toog ak Khalifa Sall ñu toog ba 10h kenn woowu ma 10h30 kenn woowu ma ma ne waaw lii bu mu demee nii 11h kenn woowu ma
ah ma woo Demba Ciré Bathily maître Demba Ciré Bathily ma ne ko mais maître ah man de d'habitude dañ ma doon woo ay booru maximum 9h30 10h ñu woon mu ne ma xaaral ma dem seeti greffier bi mu dem seeti greffier bi nekkul seen dossier newu fi ma gis Demba Ciré Bathily dem interpeller juge bi arrêté audience bi juge bi interpellé substitut de procureur bi mu ne ko waaw mais est-ce que dossier bi mi ngi fi substitut du procureur bi xool juge bi ne ko dossier bi kenn programmé wu ko tey kenn enrôlé wu ko ci rôle audience yi yow soo programmé wu la benn dossier naka nga ko mën a reporter à une date soi-disant qui correspond au 10 novembre c'est faux c'est archi faux et si vous insistez c'est un mensonge c'est tout parce que nag kilifa du fen parce que nag nous sommes dans une bataille d'opinion et trop c'est trop. Cette justice n'inspire aucune confiance à aucun citoyen dans ce pays à cause de votre comportement. C'est un comportement qui est inadmissible, inacceptable et intolérable. Et je vous le dis, vous êtes en train de jouer avec le feu. Ce pays en a marre. Dama ne ñu nekk tribunal nañu xoolaat seen taxawaay parce que nag dafa am ñu ciy bokk dañuy juum di jaawale ñu ci bëri dañuy jàppee seen bopp ay magistrat ñoom lu ñu jàpp mooy daanaka ñoom lu tubaab di woy intouchable mooy ñoom kenn du leen laal dëkk bi nga nekk sëriñ dinañ la laal nga nekk politicien dinañ la laal nga nekk homme d'affaires dinañ la laal nga nekk professeur agrégé dinañ la laal wante nga nekk magistrat kenn du la laal daanaka lépp lu fi am ci Sénégal ci ay magistrat ñoom duñ def benn ñaawteef ñoom duñu dëpp kees ñoom duñu signé ay faux papier ñoom duñ jël xaalis ñoom duñu xool jabaru jàmbur duñ def dara ñoom daal ñoom macha allah ñoom daal ñoom ay wóliw lañu ñoom def ñu dara ma bëgg nag wax jooju ñu teg ko ci suuf fii menace amu fii luñ fi woote tey mooy fulla ak fayda parce que nag lu ëpp tuuru mercredi le 10 novembre damaa fas yéene dem tribunal parce que dama nekk citoyen sénégalais te man maa sàkku ci justice ñu àtte ma mais biiralaat du ma fi wax dama ne juge boobu bu ñëwee Serigne Bara Gueye maa ngi koy jaajëfee parce que man damay xool nit mën naa xàmmee di ràññee kon maa ngi koy jaajëfee wante ñu fa toogal état du Sénégal xam nañ seen bopp moo tax dama ne procureur boobu ñu koy woowee Serigne Diaby du noonu moom comme nee na day jël këyit gën a communiqué di wax ne ni que Barthélémy Diaz moo gënoon xam ne ni que day ñëw tribunal le 10 novembre waa bisimilah maa ngi ñëw tribunal le 10 novembre yow nag bàyyi di jël ay substitut ne leen kaay leen toog yow kaay toog yow da ngay ñëw toog ma ñëw toog comme ne nag danga may atte ma xam lan nga fiy atte lan ngeen di fi atte da ngeen toog ngeen ne man Barthélémy Diaz da ngeen di ma topp ndax lan damaa yoroon gànnaay te gànnaay boobu daanaka damaa ko yor wante yoruma këyit pour yor gànnaay boobu da waxtu ju dëppwul ak dëgg yéen waa presse maa ngi sàkku ci yéen ngeen dem ci Google ngeen wut ci Google ngeen dem su leen neexee ci site internet bu ñuy wooyee parce que foofu laa ko jëlee ngeen jëlee ko ci këyit bi nii mooy këyitu bii moom dama ko jëlee ci leeral.net date bi mooy le 22 août 2011 kii mooy laata fusillade bi di am parce que fusillade mi ngi am décembre 2011 kii août 2011 la woon li ñuy nii le 22 août 2011 ngeen xool décision de la Cour suprême Ousmane Ngom moo fi nekkoon ministre de l'intérieur doon ma jaay doole jóg bés woo waa DST mooy direction de la sûreté du territoire moom benn mag bu baax moo fa newoon ñu koy woowee commissaire Abou Diop ñu ngi koy jox wàccuwaayam au passage mu woo leen ne leen Barthélémy Diaz bëggatuñu Barthélémy Diaz am këyit bu koy may sañ-sañ mu am feneen parce que ñoom lu ñu namoon ci man mooy duñ fi gisoon ci mbiru Talla Sylla wante nag comme ñoom dañu xamoon tamit kër bu bëri xëcc ñu ne ah waa ji pour ñu mën a jot ci moom foog lépp lu mu yor ci ay gànnaay nañ ko jël ci moom ñu def lu ñu def waa DST ñu annulé suma permis de port d'arme man ma jël décision bi ma attaqué ko Cour suprême moo may dëkk
Cour suprême ne Barthélémy Dias bii di homme politique di opposant jënd fetalam fii ci benn armurerie na ngeen ko delloo permis de port d'arme. naka ngeen mënee toog tey ngeen ne man da ngeen di ma topp ci benn dossier ngeen taxaw fii di nekk man damaa yoroon gànnaay te yoruma woon autorisation pour permis de port d'arme wax jooju dëppawul ak dëkk. ñu ne waaw mais Barthélémy Dias dafa yoroon ay yeneen gànnaay mais dama ne ku bëgg a lépp na nga lépp. nous sommes en pénal lii pénal la pénal amul lépp léeboon pénal da ngay ne Barthélémy Dias yow yaa def lii yaay indi preuve ne lii yaa ko def ni nga ko defee fii nga jaar pour def ko. fetel bu ma fi jot doon wax naa ko 9 millimètres la xam naa fu ma ko jëndee jox naa leen facture yi jox naa leen lépp demoon nañ sax ba bëgg sax tëj armurerie bi ndax jaay tamit doole fetel bi ba tey nii commissariat central ñu ngi sûreté urbaine. ñoom suñu taxawee tey ñu ne man maa rey Samba Boy boobu bu ñu doon woy Ndiaga Diouf ñoom nañu génne fetel bu rey xale bi te nañu génne les preuves wane ne que man maa rey nervi boobu. mais c'est trop facile taxaw fii ne ma non gànnaay boobu da nga ko sànni géej gànnaay boobu da nga ko dugal ci suufu lal gànnaay boobu dama ne ku bëgg a lépp na nga lépp ku bëgg a foye sa xel na nga foye sa xel man léeguma man foyewuma suma xel te lu may ñaawlu ci lii je le répète mooy instrumentalisation de la justice dans ce dossier bi wax mën naa jóg mais je pense que kooku woo juróom bu jigéen ci dugul waaw parce que dama ne munoo bëgg a àtte dossier bu mel ni fusillade de Mermoz Sacré-Cœur te amul benn nervi bu fi toog amut mais yéen gënaat na vidéo yi jour boobu bu ñuy ñëw fii ci buntu mairie bi nee nañu ñoom gendarmerie bi nee nañu ils ont ramassé 77 douilles yéen xam ngeen 77 douilles ñaata chargeur si ñu xam fetal kooku naka la benn nit moom kese di génn ci mbedd bi di moom kese rek muy fet di tiir ni moom kese rek 77 douilles c'est au moins 5 chargeurs. xeex bi TFM lu mu wane ci xeex bi loolu bokk matul sax 20% wu xeex nga ñëw taxaw tey nga ne da ngay àtte rek Barthélémy Dias ak ay garde du corps wante parti bu fi nekkoon jamono boobu doon ay otom doon essence am génne xaalisam fay ay Samba Boy comme tey rek parti bi nu mu koy defee même chose ñooñu parti boobu amul benn responsable ci dugal kenn ci ñoom def ko te eux tous ils sont encore là vivants tous ñu dem ba ci biir ñu ne bon mais nervi yi ñoom tamit amul kenn kuñ ci condamné tam leen ngeen xool première instance lu ñu condamné nervi yi amul kenn kuñ ci condamné 1 jour de prison ñoom ñëpp dañ leen condamné ay association de malfaiteurs ay rassemblements illicites mais Barthélémy Dias qui s'est défendu dans une institution de l'État au prix de sa vie alors lui il est poursuivi pour coup mortel voilà moom la ñuy topp moom la ñuy poursuivre moo tax ma ne man damaa fas yéene dem tribunal mercredi le 10 wante demuma tribunal pour ñu may fooy ak di ma kokkali parce que affaire bi mi ngi commencé bëgg a ñëw leneen damay dem tribunal pour ñu àtte Barthélémy Dias ak vider dossier moo tax may sàkku ci ndaw ñi dama ne mercredi ñun nga xam ne ni buur wuti ji na dépense parce que nag lu ëpp tuuru le 10 novembre ginnaaw suba dinaa dem tribunal wante suñ fa toogee nu ko waxee waa ji di layam di noonu suñ fa toogee di layam yi laa wax man su ko gaañ yi xamulee ma xamal leen ko man dama nekk candidat élection locale coalition Yewwi Askan Wi ci mairie de Dakar te damay dem campagne lu may bañ rek parce que man duma menacer kenn
man damay wax lu may def ku mu neexul tamit na la yàlla may xolu muñ wante lu may def dinaa leen ko wax su ngeen ma woowaatee tribunal après le 10 novembre je ne viendrai plus vous répondre dama bëgg a wax ci leer te ma bëgg tamit parce que je xam naa lu ñu namm ci dossier bi xam naa lu ñu ci namm parce que wax naa ko sànq ci tubaab nee naa ñoom ba ñuy dégg Barthélémy Dias day wuti mairie de Dakar dañuy def seen sondage ñu xoolaat sondage bi ñu foog ne lii ay film la wante dañu xamul ne yàlla mooy buur ñu ne bon mbir bi comme ni la tëddee dañ jéem a xool naka la ñuy accélérer dossier bi doxewul daal ñu ne bon maintenant ñun dañu jéem a xool naka la ñuy jëlee décret présidentiel ñu nommé ci maire de Dakar par décret ndax ñu mën a gaagal ñu mën a galgal baax bañ a nekk maire de Dakar ñu yuuxu dox lu ñuy dox xeex lu ñuy xeex gaa yi jël loolu teg ko ci suuf ñu dawalaat ñu ne bon comme loolu yëpp doxul dañ jéem a xool ñu jëlee mairie de Dakar ñu seeyal ko mu bañ amati ñu defaat même chose kaas yuuxu xeex gaa yi tamit jël loolu teg ko ci suuf ñoom nag seen yaakaar dafa tas ci coalition Yewwi Askan Wi ci tànn bu ma tànn pour man ma nekk seen candidat fii département de Dakar mairie de Dakar lu may dégg man maa ngi déposé suma dossier ci candidature de Dakar maa ngi koy déposé le 4 novembre ci suba si à 8h du matin le 5 novembre ñu ñëw suma kër indi seen kayit bi ku ko xool da nga xam ne ni lii ab mbiru complot pas pour nervi boobu moom nee na moom jot na kayitam yàgg na moom duma polémique ak moom parce que kenn musuma dégg ma wax ci waxam wala wax ci doomam wante nag lu ëpp tuuru man tamit dama am ay doom man tamit ma yor tamit ay mbokk yor tamit ay dëkkandoor man tamit ma yor tamit ay soppe dama ne moom xaw ma chiffre 25 lan lay représenté ci ñoom wante moom dama bëgg moom mu xam ne ni que doomam nervi la woon te du xaste du saaga doomam samba boy la woon parce que ku bàyyi sa kër nga yéeg ci oto jox la 25 000 francs da ngeen di dem ci ay kër personnalité politique pour songaleen loolu ab mbiru woyu la ab mbiru bandi la ab mbiru nervi la ab mbiru mercenaire la beneen bi ñoom bañ may topp man nee nañ ma su ma fayoon sax 25 millions yi daanaka wax duñu sax moom nañ ko fay première instance ma ne man su ma amee 25 millions ma jot ko jox ko waa Empire des enfants wala ma jox ko SOS village des enfants moom ma gënal ma leen di ko jox 25 millions dama gisul lan lañ si liggéey dama fi gisul lan laa leen def ba man mënula jël suma xaalis dem di ko jox ci ndàmbaay Macky Sall bu bay ñëw suma kër ba xew-xew bi am lu mu wax ñëpp dégg nañ ko nee na Barthélémy Dias dañ ko tooñ nee na Barthélémy Dias dafa défendre nee na benn responsable moo fi am mooy état du Sénégal dafa am assurance su état du Sénégal dañ koy wooye agence judiciaire de l' état kon état du Sénégal su tooñee moom assurance la mooy fay kon tey du président Macky Sall mais président de la République ah wax dëgg yàlla nag bés bu ma gisee état du Sénégal di indemniser nervi man nag ma xam ne nag Sénégal nag dëkk bi nag wax dëgg yàlla nag dañuy dem ci beneen dëkk dem dëkk fa parce que nag nervi bu ñuy indemniser sañ na ko naam sañ na ko parce que moom tey daanaka moom tey yaakaaratu ko ci yaakaaratu ko ci APR président Macky Sall tey yaakaaratu ko tey ci Benno Bokk Yaakaar lu fi xew yéen ñëpp da ngeen di suivre actualité bi dégg rek gis ngeen lu xew Ziguinchor Ousmane Sonko est un député du peuple c'est un député de la Casamance ça veut dire que l'État du Sénégal n'a engagé aucune poursuite amul benn enquête amul benn arrestation ana Guy Marius Sagna song nañ ko fi Mbour xotti ay yéreem toroxal ko gendarmerie ne bat
Voilà, mais la gendarmerie est une institution. Depuis quand est-ce que la gendarmerie est une institution? Depuis quand? Donc, loolu yëpp wax leen que tey su ngeen gisee man sax mu xaw a am jàmm tey man Barthélémy Dias c'est parce que gars yi dinañ soog a gaañ mais man wax dëgg yàlla man moom gars yi moom dañu pare ci suma ay bagages waaw. dañu pare ci suma ay bagages parce que bugguma politique pour foo ak ñoom te nag ëpp baax na ci laax bu tàng. Depuis la fusillade man may nañ ma jàmm te jàmm boobu moom incha allah dina continuer parce que man wax naa tribunal lu ma naroon wax tribunal wax naa lu ma def te waxaat naa tamit nee naa lu xewoon ci buntu mairie maire Mermoz Sacré-Cœur ñëpp dañ ko ñaawlu wante ni ñaanuñu ko yàlla mais loolu bés bu amaatee la woon fa woon ba woon na woon rek dara du fi changé parce que ñun ñëwuñu politique pour di tooñ ay doomu aadama wante duñu nangu kenn di ñu tooñ ñun lu ñu ñor mooy Sénégal te Sénégal lu ñu gëm mooy dañ koy waxtaanee dañ koy pencoo mais kenn mënu ko aakimoo ci lan ci génn ay neex bi di jaay ñi doole. donc mbokk yi xaw ma est-ce que lu ma dëgg ci wolof c'est plus ou moins ramassé. waaw ma ne effectivement ma ne ñun dañu wote résistance chaque fois gars ñi ne non ñun suñu wote résistance ñun kenn du gis suñu doom yi dañuy jël doomu jàmbur yi dem leen ci mbedd bi dama ne man mercredi dama fas yéene dem tribunal ak suma doom yi parce que suma doom yi dañu bokk tey ci lu ma gën a métti ci dossier wax naa ko nee naa man suma yaay benn doom bu góor rek la am mooy man mi yàlla dogal mu xawoon am ay tolof ak yaramam moom wante ñu ngi sant yàlla wante dama am ñetti doom su ma caat ñetti ñëpp juddoo na caat bi xew-xew bi bu muy am ñeenti at la amoon ñeenti at xamu ci dara ndeysaan muy dem école xaritam yi di ko tooñ ñu koy tooñ di ko tooñ bés ma ñëw fekk ko ci kër gi ma ne ko lan ngay def fii mu ne ma noonu dew ma école ma ne ko tax demoo école mu ne non man dew ma école parce que saa yu may dem école su ma xayti dañ may tooñ ma ne ko dañ lay tooñ ma ne ko loolu xanaa lu tax ñu lay tooñ dina man saa yu may dem école papa su ma xayti dañ may ne man sa papa yow assassin la raykatu nit la ma xool suma doom ma ne ko sa xarit yi ñoo lay wax lu mel noonu mu ne ma waaw ma ne ko mais kenn la wala mu ne ma ñoom ñëpp dañ may tooñ su may dem sax suñu sax sonné récréation man damay toog ci classe bi du ma génn parce que su ma génnee ñoom ñëpp dañ may toog di ma tooñ di ma ne sa papa raykatu nit la sa papa raykatu nit ma jàkkaarloo ak suma doom xool ko ci bët ma ne ko yow sa xarit yi ñoom ñëpp xam nañ sa papa mu ne waaw ñoom ñëpp xam nañ suñu papa ma ne ko yow est-ce que xam nga seen papa ñoom mu xool ma xippi ay bëtam mu ne ma non man xaw ma seen papa ma ne ko doom jógal te nga dem jàngi école te nga sant yàlla sa bàyyi mooy Barthélémy Dias dama jàngi ma ne ko bés boo màggee di nga gën a am kontante sa bàyyi lu mu liggéeyal Sénégal ma ne ko parce que bés di nga xam lu jotoon xew ci bés boobu ci mairie bi ma won ko vidéo bi mu tiit parce que musul gis ay fetel mu tiit ma ne ko bés bi sa papa su defuloon lii yow tey doo am bàyyi ma ne ko kon nag dama jàngi école ma ne ko ñu lay tooñ di la ne sa papa ñoom ñëpp xam nañ sa papa comme yow xamoo seen papa rek na nga jàpp ni seen papa yi tekkiwu ñu dara Sénégal ngeen jégal ma ci kàddu kon nag mbokk yi dama ne man mercredi le 10 dama fas yéene dem tribunal yóbbu suma doom yi bu ñu mën a ubbi seen bët ñu xam kan mooy seen baay dinañ xam est-ce que seen baay assassin la wala est-ce que seen baay kilifa la buy xeexal réewam buy xeexal démocratie biir réewam moo tax may ñaawlu bu baax a baax communiqué wu procureur général waa ji sant Diaby
parce que communiqué boobu lu mu wax dëppawul ak dëgg man maa gën a yàkkamti ñu àtte ma wante lu may ñaawlu mooy caaxaan yi ñuy dugal ci dossier dama koy ñaawlu ba ci kanamu yàlla naka lu ñu mën a bëgg a téye benn dossier 10 ans bañ ko àtte 10 ans loolu fuñ ko teg suñu waxee suba mooy élection wala suñu waxee diw dafa bëgg day wut candidat ñu ne waa dañ lay woo tribunal loolu fuñ ko teg voilà mais dee ñu ne waaw il faut respecter la justice mais dañuy respecter une justice qui se respecte loolu mooy dëgg kon nag ñun mercredi nga leen ñu rek mercredi incha allah lu ñuy sàkku ci ndaw ñi mooy na ngeen envahir le tribunal de Dakar ñoo wane seen taxawaay ak seen naqar dama ne mercredi fu ngeen mënti nekk biir Dakar ci gox-goxaat yi na ngeen wane seen taxawaay une résistance la ñuy woote ñoom nag magistrat yi dama ne may la ñu nekk ñu daal ci conférence de presse s'il vous plaît dama ne ñu ci bëri ci ñoom magistrat yi ñoom dañu jàpp ni kenn xamu leen kenn leen ràññee parce que kenn xameewu seen kanam mën nañ def leen neex mën nañ wax leen neex dara du leen ci fekk fa la ñu juume nag parce que dama ne lu ëpp tuuru dama ne résistance bu ñuy wootee mercredi ci mbedd bi résistance boobu moom laa fas yéene am ci taxawaay ci biir tribunal te ñu ma xam nañ est-ce que damay wax wala est-ce que damay waxantu ñëpp lay respecté wante dama ne ce cirque-là il va prendre fin mercredi au tribunal de Dakar inchallah bu leen neex nag def leen bu leen neex def leen su ngeen mënee jàpp leen su ngeen mënee téye leen su ngeen mënee rendi leen wante dama ne si vous pensez que vous êtes en sécurité dans vos voitures teintées vous vous trompez si vous pensez que vous êtes en sécurité dans votre dama ne su ngeen jàpp ni que da ngeen am kaaraange parce que da ngeen nekk ci tribunal nekk seen bureau yor ay garde du corps yor ay gendarme dara du leen ci fekk da ngeen ñu nax seen bopp yi su ngeen jàpp ni da ngeen nekk ci ay oto leen dawalal ay waa GIGN ak ay waa BIP leen di escorté dara du leen ci fekk da ngeen di nax seen bopp yi su ngeen jàpp ni da ngeen nekk ci ay kër ñu leen di garder dara du leen ci fekk dama ne da ngeen di nax seen bopp yi te dama ne bu leen taxaw fii di ne dañ leen menacé kenn menacé wu leen dañ leen di wax luy xew mercredi ngeen jàppee ko noonu waaw dossier bi di ngeen ñu lett baa ngeen firi parce que lu ëpp tuuru dama ne man kii di Serigne Bara Gueye ñu ngi jëglu ci note dañuy note waaye s'il vous plaît